na seen bopp réew mi maa ko créé Diourbel nem ne day créé parti gën a parti réew mi maa ko indi Diourbel maa ko fi créé effectivement nag dinaa comprendre ñu bëri ndaxte sama tur ak réew mi dafa xaw a taxaw lu bëri ndax waaw réew mi moom ba ko kenn ñemewut a wax njaareem maa ko fi indi ñu woo ma police fukki yoon nag boobu ku bokk réew mi doo ko ñemee wax réew mi laa Idrissa Seck laa faral 2004 ba 2006 mais xel xalaatul wax ko déedéet dañ lay enquête lu ngeen di def lu ngeen kii ba ngeen dajalee fëre barki démb lu ngeen di ay waxu di ñu tiital di ñu napp waaw mais man ba ñuy jàpp Idrissa Seck këram ngoor googu mu def conférence de presse bi naan feebaru ma nangam dalu ma mais boo xoolee image maa ngi toog këram lañ ko jàppee bi ñu ko yóbbu ca kaso def na fa 7 mois ba mu paree congrès bi muy def Ngor Jaarama soo xoolee image dans les images maa ngi taxaw ci ginnaawam donc man parti réew mi dama cee saf sàpp ndaxte ba ko kenn ñemewut a wax maa ko doon wax waaw ba ma demee nag parce que it man ak Idriss Seck on est très liés waaw waaw déedéet néew ma ko fa ñukk déedéet dama dem ne ñukk xam nga mbir da nga koy doxal di ko doxal ba mu yàgg maanaam loo gis ci àdduna daa am fu muy commencé am fu muy yem même dum doomaa ba sax daa am fu muy tàmbali am fu muy yem donc mbir bu tàmbalee nga tàmbali booy tàmbali nag da nga ciy wéet Sénégal loo fiy tàmbali da nga ciy wéet waaye boo demee ba mu commencé ñuy niroo ne daanaa ngi ciy feeñ maanaam ñu commencé laa ba ma ak di la wéeq ak di indi yu kenn xamul mais man nag yàlla dogal sax kenn defuma loolu man maa fi indi réew mi fii ci njaareem booba sax réew mi xewul M6 moo amoon bi boobu M6 moo amoon M6 la ñu créé woon ñu di ko doxal d'ailleurs boo gisee convocation police yu bari yi ak woote beeg yu bari yi dañu jàppoon ne M6 du parti te kon dafa am lu ñu doon préparé ci réew mi donc ñu créé M6 ba ñu ne ñu duñu toléré M6 parce que du parti kon mën def activité ci réew mi ci loolu lañu nekkoon ba finalement Idriss Seck créé réew mi ñu ne réew mi parti du tout réew mi loolu Abdoulaye Wade nanguloo ko waaw ñu ba nguur gi bañ ba léegi ne M6 du am du parti réew mi it du parti ab réew parti du tout réew mi donc 2012 bi Macky Sall faloo moom moo doog a nangu parti réew mi donc réew mi officiellement ñi ngi ko nangu bi nga xamante ne bi Macky Sall ñëw na fekk effectivement moom Idriss Seck ànd nañ jàppalante ba Abdoulaye Wade jóge fii donc 2012 acte yi Macky Sall njëkk a posé mooy reconnaître parti réew mi comme parti mais diggante boobu yëpp clandestinité ci lañ nekkoon clandestine nag boo ne mooy koo xam ne reconnaître wuñu la police dina bari lu mu lay woo dina bari lu muy xool say mbir donc loolu moo doon waral woote bu bari bi mais daal ci loolu it góorgóorlu naa ba taxawal ko ba alhamdulilah tey su ma gisee ay nit di wax réew mi sama xol day sedd ndaxte ba ma koy wax njaarim kenn ñemewu ko wax kon tey gis naa déedéet nii puus nii foqar ci xool di kenn puusuma kenn foqar ñu ma maa gis mbir ne ci nen kat mbir mii ni mu dem parce que Idriss Seck avant mu ñëw ci avant muy créer parti réew man Idriss Seck xamoon naa ko Idriss Seck woo na ma pour ma ñëw PDS mais bi muy far PDS nangu ma ànd ak moom bi ma demee nag ba gis ne dañ koy jàpp ba koo tëj kaso di ko néewal doole ci la engagé man loolu ma ci dugal ne kii kat sama nit la mi ngi doon nekk ci nguur ne ci jàmm man sama yoon néew ji su doon it dañ koo dàq ci noo xam ne ci tegu ci yoon la sama yoon du ci ne waaye ba ma dee ba xam ne dañ koy tuumaal pour jàpp ko pour ay complot laa ne de sama yoon nag ci nag loolu moo ma ci dugal ma di ko xeexle ba mu génn keroog ba ma demee ca kaso ba seeti ko wax naa ko ci ñi ko seeti man ci laa bokk lu bari sax bu mujj bi dafa ma wax ne ma ñi nga xamante ne bi dañoo ñëw ci parti bi day ñoom dañoo ñëw seen bopp ngir am yaakaar ci parti bi waaye yow yàlla moo ma la tànnal ca kaso ba loolu la ma wax ndaxte lii ñu may jiiñ ku jëloon kaamil teg ci alxuraan ne la waatal na defuma ko mënoo amoo mu ñemewoo ko waat waroo koo ñemee waat donc ku ñuy jiiñ lu toll ni 72 milliards xaw ma 76 milliards nga ñemee taxaw di ko défendre cim réew kooku yow yàlla la yebal ci moom mu ne ma sama ànd ak yow dama jàpp ne mbirum suñu borom la ñi ci des nag parti ñu boole waaye yow yàlla moo ñu boole ndax yaa ngi ñëw di ma défendre ñu jàpp ma jiiñ ma 76 milliards di la convoqué pour di la convoqué gendarmerie mu jaral lu ne te wóoru la ne bu ñu tegoon kaamil waat ne mënoo waat ne defuma ko kon am nga ngëm-ngëm ci man am nga cofeel ci man loolu sant naa la ci gërëm naa la ci yooyu relation lañ ma sa am man ak moom yàlla it ma sa defit fu ma demee këram ak fu mu mën a ne ci àdduna buñ ko ne Moussa Diaw Dieng lay seet barki alxuraan mu ne baleen ko mu ñëw ak ku muy seet dina baleen ko mu ñëw su ma ko wooyee téléphone buñ ne Moussa Diaw Dieng téléphone dina ma jël loolu aussi yëg mënu ko weex loolu Idrissa Seck jaar nañ ci lu bare bari donc muy sama nit koo xam ne wax dëgg yàlla sama nit la mais nag ci wàllu politique dem naa ba gis leneen mais na ci leneen ak sama xarit
waaw climat bi de wax dëgg yàlla xaw na dal climat bi moom dal na parce que bu dee fi ñu toll nit ñi waxi dialogue la ñuy wax bon amul fitna ci politique daal amul ay politiciens yu confrontation amatul parce que bi président falo nit ñi ngi doon xalaat ay yu bari xalaat nañ ko ci réew mi waaye yàlla dogal na loolu amul président taxawal na gouvernement ba ña ngay def la ñu man opposition bi ñi nga xamante ne bii aussi ñoo nekkoon ci kujje gi defe naa ñi ngi kujje te ñi ngi koy defee niñ ko war a defee ku ci ne ak sa style nag maanaam ki ñu ci gën a jàpp tey mooy Ousmane Sonko mooy occupé presque actualité politique bi moom c'est-à-dire actualité bi moo koy deexee nu mu ko neexee c'est bu ko neexee yéegal ton bi bu ko neexee wàcce ton bi bu ko neexee yéegal niveau yi bu ko neexee ci moom la dépendre mais Ousmane Sonko moom mooy bu ko neexee communiquer le gouvernement bi su ko neexee wooteloo assemblée nationale ci nu mu ko neexee donc moom pour dire que c'est un politicien boo xam ne il est très bien informé et il occupe l'actualité politique mais loolu lépp nag ci ay wax la mais sur le terrain daal vraiment affaire bu apaisé la y a un débat d'idées ñu ngi wax ay affaire u xaalis yu ñu détourné par si affaire u Khalifa Sall mi ñu jàpp aussi jàpp koo xam ne jàpp wu ñu tegul fenn ndax mënoon na ci am réew ñu ne diw maanaam ci fonds yooyu dañ koy topp 1 milliard nangam nga jël def ko ci kaso bi boobu ba léegi am kuñ jiñ 94 milliards am kuñ jiñ 6 000 milliards jiñaate pour jiñaate ka jëñ 1 milliard et quelque nga jël ko def ca kaso ba ne yoon day doxal liggéeyam kiñ jiñ 94 milliards nanguut a porter plainte nanguut a wax yéey yàbbi ci kañ jiñ 6 000 milliards gars yi di ko laaj seen 400 000 nangu leen a faale bañ a laaj 410 000 la sax léegi waaw léegi moom nanguut a jox nit ñi seen 400 000 nanguut a porter plainte nangu cee wax yéey yàbbi mais dafa métti léegi Khalifa Sall ñu jël ko moom comme que dafa contre waa nguur gi def ko ca kaso ba na nga yow dañ lay topp 1 milliard fonds yi xaw ma lan yaa ci jënd meew jënd ci nanga war a ko woon a jënd loolu jàpp nañ la mais que li weesu na ku ma am ndey ku ma amul ndey tegul fenn c'est de l'injustice. commission lan. pourquoi commission pour léegi taxawuñu Khalifa Sall commission parlementaire pourquoi ñëwuñu Khalifa Sall ne nañ def seen commission kii soo Khalifa Sall dañ ko jiñ 1 milliard ah. déedéet Khalifa Sall dañ koo ne jiiñ nañ la 1 milliard et quelque ci ab rapport IGE rapport si kenn gisu ko ba léegi kenn mu la wax la ca ne ñu ne ko jàpp nañu def ci kaso bi Sonko jiiñ ne Mamadou Mamour Diallo mii détourné na 94 milliards buñ ma porté naa plainte bu ñu wooyee tribunal ma génne preuve yi mais Sonko ba léegi kenn woo ko au lieu ñu war ko tribunal ñaan kaay wuy député yi mais du wuy député pour la muy wuy ay député pourquoi biñ jiiñee Khalifa Sall newuñ ko dem la wuy ji député yi léegi barki démb Aliou Sall ñu jiiñ ko 6 000 milliards mooy suñ 400 000 yi mu yor ñu ne léegi procureur bi mu def conférence de presse ba ne géex ñu ne mu ne appel à témoin dem leen di ko am looy wax nga dem wax ko fa lox defuñu loolu Khalifa Sall mais du ay complot loolu kay du complot dañoo jàpp Khalifa Sall parce que da leen a contre farut ak ñoom ñu def ko ci kaso bi Mamadou Mamour Diallo miñ jiñ 94 milliards yi Macky Sall dàq na ko xam nga ku jiñ 94 yow la du yow président ba dàq la mais loolu duñu doy na borom xel xam nga ku mu nekkaloon ku doonoon seefam ministre des finances Amadou Ba dàq nañ ko finance xam nga keneen ku toppaat ci seef ba Birima Mangara dàq nañ ko donc ñu nekkoon ci seen boobu yëpp Macky Sall dàq na leen ah xaw ma ñu yóbbaale xaw ma waa léegi yow kii dañ koy jiiñ moom deful dara mais ñi nga dàq ko dàqaale ñoom àndaloon te ne deful dara donc loolu laa wax ne du politique parce que politique dafa doon loo xam dafa war a civiliser dafa doon démocratie ki ñëpp àndal ñu ànd ak moom ñu ne diw lañ fal ñëpp ànd ci ñi nga xam ne ànduñoo ak ñoom ñu wuti programme fexe ëllëg ñu jéem a am dara waaye ku la contre nga jàpp def ci kaso bi ku far ak yow lu mu def baax na loolu aussi du réew mu ciblé te Macky Sall noonu la bëgg a yore réew mi moom la ko yore boobu ak léegi jàpp na Karim Wade exilé ko génn ko réew mi doomu réew mi nga génn ko réew mi jàpp na Khalifa Sall def ci kaso bi ba mu faloo ba léegi képp ku far ak moom maanaam weñ toog du la tom képp ku ko contre boo nee piip ñu yóbbu la ca kaso mais loolu fu mu tegu loolu mooy politique loolu mooy démocratie loolu mooy situation politique gu Sénégal